maa ngi tudd Samba Kanté président du mouvement pour la renaissance de Niombre depuis 2012 politique aussi li ñu ci dugal mooy que dañu dëkk ci commune boo xam ne dañu yàgg ci ay jafe-jafe yàgg ci ñu ñuy nax mësuñu sentir suñu bopp ci les pouvoirs publics mën naa ne Niombre était laissé en rade commune bi yëpp plus de 30 000 habitants nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne gisaguñu kenn koo xam ne jóg na ngir saafara ko wala jëlee ñu ci. loolu moo tax ñu créé suñu mouvement doon politique di ko def nag ak beneen façon. waaw jafe-jafe yi bokk na ci dëkk bu toll noonu am benn poste de santé plus de 30 000 habitants surtout les femmes bu ñu nekkee en état dañuy déplacer dem ba Louga pour besoin échographique et tout ça ak ay problèmes yu bari ji am nañ lac de Guiers mais on a des bornes fontaines bëggoon nañu ndox mi ñëw ba ci biir kër yi loolu tamit jafe-jafe la commune bi village yi nga xam ne ñoo seq commune bi tey benn village moo ci am raana boo xam ne dem na ba ci biir dëkk bi muy Tanimlo le reste yeneen village yëpp ay jafe-jafe ngay am pour dem ci pour ñu dem ci biir dëkk ay 1 kilomètre 500 2 kilomètres il te faut 1 heure wala 2 heures et demie pour nga àgg ñooñu aussi je pense que ci réew mi lañ bokk te waroon nañ leen gën a mën a jàppale gën leen mën a taxawu ba nga xam ne dinañ yëg seen bopp ci réew mi wala programme yi mel ni PUDC wala yeneen programme yi. waaw jafe-jafe yi moom vraiment ki ñu ci njëkk a wax mooy le maire. parce que si le maire est incompétent moom yaakaar naa ne jafe-jafe du fa jóge parce que depuis 14 juillet 2014 ñu investir ko comme le maire de la commune gisaguñu benn réalisation boo xam ne def na ko fa bu concret yaakaar naa kon moom moo ci jiitu. ñuy invité aussi le président de la République l'État du Sénégal mu xam ne réew mi moom réewu ñëpp la donc yaakaar naa ne ñëpp la war a taxaw. ñëpp la war a jàppale ñëpp ñoo war a gis seen bopp ci réew mi mais Niombre moom je suis vraiment désolé commune bu Niombre gisagul boppam benn yoon ci. on a des budgets comme tous les autres maires on a un budget comme tous les autres maires parce que problème bi ñu gën a constaté mooy le maire en personne qui est incompétent. parce que bu fekkente ne maire bi dafa nekk ci ay jéemul dara depuis bu jéemoon sax nga mën ne def na lii bàyyi de mais fi mu toog la toog 8 heures du matin bureau 13 heures mu jóge dem këram. 15 heures mu goon si 18 heures mu wàcc yaakaar naa ne loolu doxalul dëkk état civil c'est bien beau lu baax la mais yaakaar naa ne dañ ko doon xaar ci ay coopération lu mel ni ay partenariat public privé ay échange ay jumelage ak yeneen yoo xam ne dañ ko ci doon xaar pour tey commune bu Niombre mën a jëm ci kanam. waaw man personnellement tey yaakaar naa ne suñu relation tey ci biir réew mi ak bitim réew lu yaatu la. te lu waa Niombre xam la itam ndax participé naa lu mel ni ay COP 22 bi amoon Marrakech participé woon naa ci yaakaar naa tiise naa fa lu bari ci coopération ci relation ci loo xam ne ëllëg tey bu yàlla dogaloon ñu yor maire bi dinañu mën a jariñ lu bari te en tant que conseil municipal tamit ña nga fay 4 avril bi passé rek on a organisé nañ fa chaque 4 avril c'est la 3e fois. bi passé mooy 3e fois organisé nañ fa journée de l'excellence primé nañ plus de 136 élèves yaakaar naa lañ fay organiser ay consultations médicales don de médicaments gratuites lañ fay organiser ñu ñuy parrainer des finales zonales ak yeneen yoo xam ne tamit mënuñu ko lim te nous sommes que un simple conseil municipal bokkuñu sax ci commission wala leneen. waaw tey éducation tey gis naa ne war nañu jàppale ndaw ñi. parce que budget bi dañ ci dugal éducation santé mais ñoom dañu am ay problèmes yoo xam ne problème yu sérieux la comité santé bi sax pour ñu jot seen fonds de dotation c'est tout à fait un problème donc loolu moo tax tey ñun en tant que jeune ñu jàpp ne buñ ñu ko dénkoon buñ ñu ko joxee dina changer parce que ki nga xam ne tey dénk goo ko yaakaar naa ne muy taxaw di la taxaw ci anam yu bari di la organiser ay consultations médicales gratuites di la organiser ay journée de l'excellence. Dans 1 mois rek war naa fa yóbbu ay formateurs en informatique yoo xam ne war nañu former les jeunes et képp ku ci bëgg a bokk 150 personnes war nañu former en informatique gratuitement yaakaar naa ne foofu la ñu xaar tey suñu leader politique yi fu mu ci lu mel ne côté boobu. man ci sama manière propre laay demee combat bi juste que li ma waxoon ci début mooy que ñun bi ñuy dugg engagé wu di def politique defuñu woon politique pour que suñu bopp mais dañ ko def pour suñu askan. pour jafe-jafe yi nga xam ne tey suñu commune wala suñuy population moom la ñuy dund ñu teggil leen ko parce que ñoom rek la ñuy juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee fa la ñu jàngee tey dañu yaakaaroon ne tey li ñu bokk na ci tey li ñu war tey ñu mën a xeex ba seeni conditions de vie mën a soppeeku parce que lu ne fa lañ ko amee donc tey moo tax ñu engagé wu di def politique di xeex ngir suñu ëllëgu askan maanaam gën a mën a soppeeku. waaw sama combat li tax ma motivé sama combat mooy fi ma daan jaar bi may jàng nekk xale
ba tey ji yaakaar naa ne dara changé wu fa ñoom rek mooy dëkk boo xam ne amul benn infrastructure sociale de base amuñu stade municipal amuñu poste de santé bu baax amuñu ay tali yu dugg ci biir dëkk bi bu baax jigéen ñi amuñu benn formation amuñu ay financement Sénégal dañ boole wuñu ci jeunes yi amuñu formation ña fay liggéey 3 mois la ñuy liggéey la plupart à part les émigrés la plupart 3 mois la ñuy liggéey le moment de l'hivernage après l'hivernage dañuy toog nekk ci leneen te yaakaar naa ne loolu dafa war a jeex. waaw su loolu dañu am programme di ci liggéey am nañ programme du man rek am na ñoo xam ne ñu ngi ko séq ak ñoom pendant en tout cas vision bi ñu am moom en tout cas d'ici 5 ans mandat buñ ñu ko joxee d'ici 5 ans jàpp na ne ñoom rek dina soppeeku. waaw dina soppeeku te dina bokk ci dëkk yi ñuy gën a tudd ci Sénégal loolu moom mën nañ ko wax parce que wax dëgg yàlla am nañ ñoo xam ne tey ñu ngi liggéey ak ñoom ñu ngi jaxasoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom te yaakaar nañu ne bis bu ñu tegee ci boppu mairie bi changement dina am boo xam ne nii changement bu durable lay doon. waaw ñi nekk sama gannaaw ñu ngi def li ñu war a def parce que je suis entrepreneur tey am naa sumay xarit yoo xam ne entrepreneur la ñoo ngi jàppalante suñu biir. non ñun duñ campagne noonu vraiment. waaw mais ñun duñ campagne noonu en tout cas ñun dénk bu ñu soxlaa ne la kaay dénk ñu da nga ñuy dénk rek boo ñu gëmee boo ñu gëmul nga def li la neex. waaw non loolu duñ ci dox moom parce que tey jii ñoom rek man conseil municipal la amuma fa terrain boo xam ne tey maa ko moom te mënoon naa def comme su ma yeneen moroom ay conseiller wala conseillère ñu leen di dugal ci yeneen te nekkuma ci amuma lenn loo xamante ji biir ñoom rek mën nañ ko tudd di ma ci tudd lépp lu may def lu licite la lu may xam lay doon. Samba Kanté doomu Ousmane Kanté la suma papa yaakaar naa bokk na ci njëkk a jóge su ma mënul wax ne moo njëkk a jóge ñoom rek dem France yaakaar naa bokk na ci ñi ko njëkk a def nekkoon nit koo xam ne dama koy rendre hommage bu baax a baax nekkoon nit koo xam ne moo jiite woon ñoom rek bi mu ko jiitee ba ni mu fi jógee yaakaar naa ne ñoom rek dañ koy jooy nu ñu koy waxeeti naqar dafa bàyyi waaye bàyyi fa gàcc donc muy suñu papa yar ñu ci xeexal sa dëkk xañ sa bopp sa askan nekk ci jàmm loolu mooy suñu combat bi ñu tax a jóg bi mu fi jógee gisatuñu ko nag ñu yaakaar ne combat boobu ñun ñoo ko war a mënee warul nekk loolu liggéey boo xam ne liggéey bu fay la. waa ñoom rek li ma leen di wax mooy leen ñu yeewu gën a yeewu gën a xam ne ñoom rek li koy jëmale kanam wala li koy soppi waa ñoom rek ñoo koy def keneen ku mën a jóge ci àll bi comme mën a doon boppam lay doon wala titre bu mu sàkku rek mais du doon mukk day ñëw ngir ñoom rek amour bi nga xam ne doomu ñoom rek ñoo koy am ci ñoom rek moom waa ñoom rek ñoo ko mën a am yaakaar naa appel boobu laa leen di lancer te ñoom ci ñi may dégg aussi xam nañ ne kenn ku nekk lan la jariñ ñoom rek. waaw souvenir yi ma neexul moom bari na parce que mënu ma concevoir tey ñoom rek à 12 kilomètres de Louga suñuy rak suñuy jarbaat suñu jàngee ba am BFM mënuñu am lycée Louga li ñu jàngi nekk ci ay kër jàmbur dafa metti bokk na ci jigéen ñi nga xam ne pour ñu def échographie rek il faut ñu jëm ba Louga yeewu 5 heures du matin wala 6 heures dem di rang vraiment ak ndox mi nga xam ne tey jii jusqu'à présent ñoo ngi dem ci ay borne fontaine di ko def ci ay bidon di yóbbu seen i kër loolu souvenir yu ma metti la. mënuma concevoir aussi population wu 30 000 habitants commune bu ñoom rek tey jii mënuñu am benn poste brigade yaakaar naa insécurité boobu ñuy dund kenn xamu ko yaakaar naa village yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi soxla électricité kenn xamul nu mu toll yii am nañ ko tàkkagul yii ñu ngi ko bëgg mënuñu ko am yii soxla yoon mënaguñ ko am vraiment yooyu mooy souvenir yi ma gën a metti te yooyu waaw yooyu jàpp naa ne maa ko war a changer incha allah. non maa ko war a changer ci élection yi incha allah bu ñu yàlla dénkee dëkk bi rek.